mbokk yi asalaamaaleykum seen émission seen jotaay tey na ñu ngi koy seq ak honorable député Mame Diarra Fam mbokki parti démocratique sénégalais bu maître Abdoulaye Wade honorable maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum Mohamed Aïdara Chérif maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal di tàmbalee sama nuyu ci sant le président Abdoulaye Wade secrétaire général national du parti démocratique sénégalais. di nuyu itam kilifa diine yi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi di nuyu waat kilifa aada yi di leen nuyu fi ma leen daan nuyoo ci waxtaan ku ci dégg sama baat rek xamal ni honorable député Mame Diarra Fam moo ngi lay nuyu Sénégal biir réew ak bitim réew diaspora bi di nuyu waa Italie bu baax a baax nga xamante ne la falaa soqe ko falaa bàyyee ko ñoo ma yónni yàkkamti ma Ahmed maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la nuyoo fii ci permanence PDS ci permanence su PDS ñu dooree mbir mi nag ci actualité am na lu xew ci assemblée nationale même bu dee du sa parti tamit seeni naataango député la di Moustapha Cissé Lo ak coowam li am fan yi ba nga gis ne nee nañ dàq nañ ko ci biir groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar en tant que député yow collègue am nan nga gisee coow loolu dàqam beeg yooyu bon bu ñuy wax ci dàq bi moom ñoom dàq nañ ko même bu fekkente ne dafa mel ni xel a ngi delluwaat ginnaaw ndax def médiation boo ko dee def ko avant ngay dàq mais boo dàqee ba pare am kilifa yu doog a jóg ci biir parti bi def médiation mooy wane pite mën na max pite pëx-pëx bi nekk ci biir APR te ñépp nangul leen ko nag parce que parti moom bu fekkente ni juddu na amul expérience jël nguur lii rek lay wane dàq bi itam nekkul ñun loo xamante ne wax dëgg yàlla comme ni ma ko waxee woon ñun suñu yoon mën na cee bañ a nekk mais en tant que collègue député aussi mun nañ ci wax waaw nañu ko dàq ci seen parti ñoom moom seen parti dàq nañ ko itam waaye nag wax dëgg yàlla rafetoon na comme ni ma ko waxee rek ministre yi mu waxal tudd leen ci problématique ñoom tamit génn joxe ay leeral parce que c'est un député à l'Assemblée nationale moo leen interpellé même bu fekkente ni daf ko def par presse interposée wax ko feneen mais comme wax na ko ci rek ba ñu antan ko ci dàq ça veut dire que ni mënoon nañ ko déglu rek ba xam mu déglu ministre yi ndax nañ ko ci groupe parlementaire waaye moom mënuñu ko dàq ci assemblée de selon règlement intérieur bi ak constitution bi xam nga constitution bi ak règlement intérieur bi code électoral sax dafa am loo xamante ni yu ci bari daf ko prévoir xam nga un député mënoo koo dàq ci assemblée nationale fekk du moo yëkkati loxoom ne démissionné naa ci parti bi maanaam ma jël exemple lu ci man Mame Diarra Fam tey su ma xëyoon ne la démissionné naa ci parti démocratique sénégalais bu subaa balaa ngoon direction parti démocratique sénégalais bind ma lettre ni ma delloo ma sama mandat député waaw loolu nag dama koy wax yàlla tereeti ko parce que fii lañ nekk te duñ fi jógee ndax ñiy ñëw fi lañ ñuy fekk te ñi war a dem fi lañ ñuy bàyyi te ñiy ñëw ëllëg dañ leen a war a uuf donc jàpp naa ni loolu ñoo mënuñu ko dàq assemblée nationale xanaa kay mbett yi nga dégg rek te mu doon loo xamante ne léeg-léeg nga for ko ci wéwu bëy ñu ne la groupe parlementaire bi réunir na man xam naa ne assemblée ñetti fan yëpp saa yi mu xëy dinaa fa dugg groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar cette réunion man mun naa ko nangu ci ay dégg-dégg mais groupe parlementaire boo xamante ne 160 et quelques députés lañ ñun 19 lañ ci am non inscrits yi am ci lu tuuti donc ñoom au moins 120 députés ñoom rek ñoo ko moom ci assemblée nationale ba 120 députés moom boo leen wàññee ci semaine bii ñu nekk dugguñu biir assemblée nationale ba groupe parlementaire parce que ñun xam nañ ci ay députés yoo xamante ni duñ jeex duñu xaaj nekkuñu sax ci région bi. ah kon nan lañ dajee kon ba dàqale. waaw xam nga mbir mi moom mbirum kii la rek mbirum lijjanti la parce que ku ci nekk xam nga ni nga war a mën a lijjantee ba say waa kër déggal la ci waaw bi jege ak waaw bi sori waaye nag nit ñi dañoo war a xam ni aussi ñun tamit ay borom xel lañ rek dañuy xalaat bon loolu benn la. beneen bi aussi ma am betteel lool ak surprise parce que man du ma wax lu ma vérifié wul parce que démb ci guddi le premier ministre Abdou Mbaye l'ancien premier ministre dafa dugg ci benn affaire wax ni moom gis na ni dugg na ci site bi site présidence gis na ni modifié nañ ko constitution bi règlement intérieur bi pour wax ni ki démissionné ak ki partem dàq yépp mais xanaa dañoo fàtte ni ñun yore nañ texte règlement intérieur bu ñu établir boo xam ne bi ñuy ñëw assemblée ñoo ñu ko jox boole kook le but du député ba pare fu ñu toll suñu ngànnaay mooy code électoral du Sénégal donc li mu wax ci wàllum député yépp ñun dañuy xëy suba teel rek def ko li ma waxoon suñu sacrosanto mooy suñu yenn saa yi mun naa ko tuddee mooy suñu kaamelu biir assemblée nationale donc dañ koy jàng ba mokkal ko ba nga xamante ni boo ñu bëggee toñ ci foofu la ñuy sukkandiku
donc ñun bu ñu duggaatoon tey gis leneen loo xamante ne assemblée nationale wootewul pour modification du règlement intérieur bu ñu ko bëggee teg ci beneen député tamit xam nga duñ ko nangu comme li may wax rek nag je ne suis ni Moustapha Cissé Lo je ne suis ni moins Farba Ngom je ne suis ni moins Yakham Mbaye parce que ñoo ca bokke seen maam Coumba Gaye ak Kaba Gaye ñoo bokk seen APR maanaam Macky seen papa man Ablaye Wade day sama baay mais dama leen ñu boole ñu ñun ñëpp nag nekk suñu baay rax ci doole mais dama lay xamal rek lu bëriwul amet mbir soo bañee tey jii nu def la ko bul nangu nu def ko sa nawle te man damaa nekk opposition nekk biir assemblée nationale. mais saaga yi du yoon quand même sa collègue la mais saaga yi du yoon. non saaga yi moom man waxuma sax yoon mais dama ko dul déglu parce que aussi Moustapha Cissé Lo dafa nekk nit boo xamante ni du n'importe qui ci dëkk bi Moustapha Cissé Lo dafa nekk dañ ko jël lu toll ni CEDEAO nu fay tënkee ak di fa tënkee ci Afrique jox ko mu jiite ko ci gën gi anami jiite man seetaan naa pratiquement finalité bi yépp ñu félicité ko ci pays Afrique yi nga xamante ni yépp moom la dirigé. pour yow waa parti dañ koo tooñ. ku ko tooñ ni nga expliqué nii Sénégal ni nga expliqué nii da nga bëgg a wax ne maanaam Moustapha Cissé Lo benn. non duy tooñ te ko baax la te liggéeykat la xam nga ñun Sénégal xamuñu ku tooñ ku fay lañ xam nan waxante rek dëgg. pour yow Sénégal xamuñu ku tooñ ku fay lañ xam diggante bi mënoo cee wax kii tooñ wala këlee tooñ Ahmed ndax xam nga lu tax Ahmed man ak yow rek kay wax bu ñuy wax man ak yow ci sa téléphone privé nga jékki-jékki ma jékki-jékki waxtaan wi léegi de maanaam république bi dañoo tiit ba man sax wax naa ak barki démb kilifa gu bokk ci ñoom ci arrangé ay affaire u sénégalais de la diaspora mu ci kilifa gu mag mu ne ma xam nga maanaam dama laa wóolu gëm la xalaat ni li may wax ak yow doo ko enregistré ça veut dire que ni ñoom ci seen bopp tiit nañ ku leen enregistré maanaam enregistrement yi ñuy foyee ci réew mi mooy tasum réew. kon yow pour yow ñi ko génnee itam dañoo war a yëkkati ay daan. non ñi ko génnee ñoo gën a mérité sax ay daan que Moustapha Cissé Lo. ah bon waaw xam nga lu tax. weer wax ju ñaaw la Moustapha Cissé Lo nag man mu ko dee jàpp mu di dëkkandoo di mbokkum kajoor di taalibe di lépp damay wax ni man du ma tuddoo Sëriñ Bamba di doxale nenn ni man kenn jaraluma ko parce que pour lan xeetu loolu duma ko wax sax ci privé nit saaga yu mel noonu man bëgguma ko dégg ci sama nopp muy nag kilifa gu ma nawloo parce que moom xam na ni dama ko nawloo waaw wax dëgg yàlla ndax ñaari yi li ma ko nawloo tamit bëgg gi mu bëgg président Ablaye Wade bokk na ci tax ma nawloo ko saa yu ma fekkee ma toog lu mu may def rek dafa may tàpp ni ma yow yaay sama sœur ñoo bokk baay man Wade sama papa donc looloo tax saa yu waxee assemblée bu yenn saa yi boo déggee sama loxo rek damay dégg tàccu. mais da doon attaqué opposition bi rek. waaw mais da doon attaqué Moustapha Cissé Lo ñi fi dàqoon a attaqué opposition bi. xam nga dama lay wax ci jamono bi ñu nekk te boobu APR daawuñu ko wax dara xanaa tey bi mu leen attaqué. waaw mais dama ne. loolu dafa war a leer tamit. parce que gis nañ fi mu dem fi Touba def fi lu raw loolu ba jël satub Serigne Touba fexe ba ñu jëlal ko dugal ko ci kaso bi lu tax Macky waxul boobu temps Assane Mbacké bi ñu koy jàpp ci kër gi ñu lakk Moustapha Cissé Lo ca Touba fu Macky Sall la nekkoon le président de la République fu ñu koy dàq tey nekkoon moom il a toujours chanté ci fu ko neex lii muy wax yàgg na ko wax te dàq ñu ko damay wax ne. bu leen attaqué ñoom. léegi lu tax bi yoon ñu dàq ko li mu leen attaqué. bon man pour man c'est benn affaire la boo xamante ne wax dëgg yàlla waxagul turam waxagul santam. ah bon parce que bu fekkente ni dama mën a jàpp ni audio yi nee nañ audio yu yàgg la. waaw depuis combien d'années man tudduma ci dégguma mu tudd ci keneen koo xamante ne nekk na chef de parti maanaam tudd ci Ablaye Wade tudd ci. mais ñoom daal la tudd. waaw ñoom la tudd ñoom kese la tudd ci Ablaye Wade tudd ci Moustapha Niass tudd ci Tanor Dieng tudd ci keneen ñoom lay waxal comme ñoom lay waxal nag wax ji ñoom kese la engagé donc il pouvait régler ça entre eux. man jàpp naa loolu. léegi mais en dehors de saaga yi am na yeneen yu mu wax ci building bi ci terre bi surfacturation ci en tant que premier vice-président assemblée nationale xam nga kooku il fait partie des voix autorisées loolu tam est-ce que jarul tamit nag ay enquête. voilà dama ne ñun bu fekkente ni ci république bu normal la ñuy dox loolu rek dafa mérité léegi ñu ubbi une enquête parlementaire parce que Moustapha Niasse dafa continuer Moustapha Cissé Lo dafa continuer di wax ne gerte gi ni ñu ko joxee jaarul yoon gerte gi ni ñu ko joxee jaarul yoon man Ahmed Aïdara ma nekk Màkka nekkante fa ak ay député wàññeeku ñëw ñu ne ma député bu nekk jox nañ ko 3 tonnes gerte
man bayuma par exemple bayuma woon man fekk naa assemblée nationale ñuy wax ne am na député yu ñu jox 3 tonnes gerte est-ce que am Moustapha Cissé Lo moo ma gën a xam loolu je défie quiconque nag parce que biñ ñëwee fekk naa fa loolu man jóge Màkka am na ñu jëli. ay député ah way ah bon. am na ñu jëli am na ñu am kon Moustapha Cissé Lo am na ci li muy wax loo xamante ne. da koo leer. xam na ci dara léegi nag du ñu laaj du ñu def enquête parlementaire laaj ndax dafa am député yu jël. ma ne ko pourtant man de am na député yu ne ma am nañ. mais député agriculteur la député day bay. député sénégalais la. député sénégalais la mais ça dépend ci nan lañ ko joxee. waaw xam nga moo tax dama foofu laay ñëw député sénégalais la député day bay député am na ci ñoo xamante ni tey dëkkuñu Dakar. ay baykat lañu woon ñu fekk leen ca seeni base ñu miin nit ñu jël leen def leen ay député député am na droit ñu jox ko gerte mu dem bayi. mais loolu day mandargaal ne Cissé Lo li muy wax kon xam na ko. non 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 man néew ma Cissé Lo lépp du amut mais bu fekkee lii muy wax moom am na ci lool mënees naa wax ni dëgg la. coowal terre bi ak building bi muy wax ay surfacturation la laajul enquête. xam nga building administrative moo ko tudd. moo tudd itam terre donc moom loolu ministre yi ñoo war a génn rek ne ñun li mu wax député la mais engagé wuñu indi ay leeral parce que terre bi tamit xam nga mënunoo wax ni par exemple ci ki fi nekk la coow li tàmbalee ndax terre bi yàgg na fi ministre bi ko yor léegi nu mu tuddati sax. kon la Omar Youm. Omar Youm. mais ministre yi bu ñu ko defulee président de la république. bi mu bëggee ay leeral ci Karim Wade bi mu bëggee ay leeral ci Khalifa Sall ñii dañ leen a yónnee ay inspecteur ñee ñu defal leen ay commission rogatoire mu jaral leen ba bitim réew ñu dépensé ci lu ne lan moo tax bii yoon tamit loolu jarul leeral. waaw moo tax ma ne la xam nga bu fekkente ne dañuy ñëw ci par exemple fi ñu toll. muy terre bi xam nga ministère bi ko yore léegi bi mu ko yoree léegi yàggul donc xëy na peut-être moom scandale yi muy wax xëy na mën na bañ a regarder ministère état na continuité mais dafa daan état continuité la dafa daan rek amet état continuité la waaw mais terre bi lañ ci daan soow bu yàgg ba waaw bokkul ak niñ koy soowee dañ koo talati non 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 est-ce que nekkul ne nit ñi dañoo talatul terre bi de xam nga yaa ngi man fi terre bi nekk laa dëkk amet waaw xam nga xëy na yaa am na ay problématiques yu bare mais les travaux au moins mun nañ wax ni piano waaye mi ngi avancé mi ngi avancé terre bi ñu waxoon depuis avril nañ gën a ñaata date lañ man dama lay ñëw wax foofu rek ci dara waaw man liggéey bi ni ma gisee léegi sax muy développé ak nam daan développé bokkul terre bi ñun danoo sonn boo xamante ne ñaata date lañ joxee gum ci terre bi bari na bu mujj bi 20 avril lañ waxoon déjà bari na ba ñu ngi ci lan déjà du loo xamante ne war na mën a nekk ci loo xam ni depuis man bañ koy inauguré man damaa takk ba ko Macky Sall di inauguré avant 2012 damaa takk ay morceaux yu xonq saxaw sama koñ d'accord léegi ginnaaw nag mbirum Moustapha Cissé Lo ñu dellu si waat nag ci wàllum actualité ba léegi nii gis nga nag maanaam lii nga xam ne nag moom moo xew demoon ngeen fa port autonome de Dakar coowal licence de pêche yi mais yéen dem ngeen fa lan moo fa xew dañoo continuer di joxe licence yi wala nu mu demee amet foofu li fa xew mooy ay sénégalais yu bëgg liggéey ñii ni ñoom am nañ ay collaborateurs yoo xamante ne ay chinois lañ mais ñi moom gaal yi ay sénégalais lañ ñeeni ñoom xam nañ ni ñii ñuy wax ne ñoo moom gaal yi ay chinois noo nekk seen suuf bugg a exploiter jën wi nga xamante ne ci Sénégal gi la nekk te nit ñi war koo mën a jëriñoo am nañ ci lu ñu war a exporter nag naam mais li ci des dafa war a des ci Sénégal donc ñu rencontré première partie bi parce que loolu mi ngi jóge woon ci Mamadou Diop Decroix benn question orale bu mu defoon yàlla def ñooñu saisir ko dañoo bëgg ñoom ñu ñëw vérifier biñ demee waxtaan ak ñoom laaj leen luy seen problème ñu wax ñu tënk teg ñu wëlbatiku dajee ak waa GAIPES laaj leen problème bii ñu posé yéen nu ngeen ko gisee ñoom it ñu tegal ñu seen gis-gis ñu war a waxtaan nag tirer ci ay conclusion dem jàkkaarloo ji ak ki nga xamante ne mooy ministre de la pêche wax ko li nga xamante ne moom mooy suñu xalaat ak suñu xam-xam ci li nga xamante ne mooy les licences de pêche wax dëgg yàlla
ay sénégalais leen ñoom ñëpp mënuma tiré gum conclusion yi parce que dañu war a waxtaan. da nga wax ñii ak ba ñii tiré ko waxtaan nañoo ñii waxtaan ak ñii mais. dañoo war a waxtaan def conclusion yi incha allah mercredi sous la présidence du président Mamadou Diop Decroix. ok ñu waxtaan bu ñu waxtaanee nag. xam ni fii Sénégal rek la. d'accord léegi nag kon foofu moom xam naa di ngeen ci dellu soir semaine prochaine mais économie la ba tey relance bi président woote ci wàllum économie bi ak mbas mi taux de croissance yu mu toll woon léegi il faut ñu bàyyi nit ñi ñu dem pour économie bi mun a jógaat xalaat nga ne dina gaaw. déet économie moom bu dee fii la tegaat koom gi encore ci bu fekkente ni dañ ni 6% lañ jógee wàcc 1% wala moins. teg ko ci yoon du gaaw. on a déjà emprunté presque 1000 milliards def ko ci Covid 19. 1000 milliards dañ ko emprunté. ah lu ñu am na ci loo xam ne dañu koo may. maye nga ma maye de sa morom maye mais ba léegi on nous parle de 1000 milliards d'emprunt xam nga li ma la wax. 1000 milliards. parce que bu fekkente ni dañoo ñëw ne. Covid bi lii la ci président soxla man damaa jàpp ni fu ñuy tolloo di def waxuñu tollooguñu ci bilan de. waaye bu ñu demee ba mi-temps comme football day am mi-temps. war nañoo toll ne ñun kat bi ñu nit ñi dajalee joxe participation Covid 19 maanaam assemblée nationale joxe na 50 millions laajoon nañ am nañ par exemple 1 milliard wala 2 milliards wala 3 donc président 800 wala 900 lay lebi mais ñun dañoo tayle suñu kii rek président de la république daal dañoo toog gisatoo ñu wax ñu gisatoo ñu def ñu kenn génnewul benn communiqué. Les gens sont presque mun nañ ni woon le gouvernement à fond déjà gis nga président mu ngi woon denc ci benn barab en quarantaine mi ngi doog a génn donc xam nga gën nga ko dégg te fii kenn amatu fi baat président rek moo fi amoon baat ci ñetti weer yi passé donc moom rek moo mënoon di génn ak xëy na ministre de la santé wala ministre de l'économie et du budget wax ne fii la ñu toll fii la ñu yem nangam la ñu leb mais bu fekkente ne dañoo toog ba léegi rek ñu ñuy wax croissance bu jógee 6% et quelque daanu ci 1%. ça veut dire que ni aussi tegaat ñu ci. mais est-ce que amoo leen ci part de responsabilité. keroog moom waa PDS keroog ba mu wootee ba opposition bi yéen ñëpp dem ngeen te yéen ñëpp bi ngeen génnee dañ ne rek nañ leen ànd ak moom. voilà loolu tamit dinaa ko mën a. ànd ak moom rek. loolu tamit dinaa ko mën a layal xam nga yow Ahmed xam nga bu baax le président Abdoulaye Wade du wax mukk luy daaneel démocratie dama ne. lan mooy daaneel démocratie du wax luy daaneel démocratie du wax lu koy suuxal ndax le président Abdoulaye Wade bu fekkente ne dañu ne. tey dañoo am feebar bu mag bu songu réew mi di Sénégal ñu ne nañu leen toog waxtaane ko comme nañ daan def ñu woo ko muy dialogue mu ñëw toog waxtaan ci wàllum noon bi nga xamante ne moo dugg ci réew mi di noon bu mag a mag a mag a mag a mag di Covid 19. coronavirus ëppoon naa def tey ñuy def ci réew mi lenn ci moment bii nii. ñu ne Ablaye Wade bokk ci. non ak ay proposition mais yéen opposition bi ni ngeen demee wuy ji Macky dafa mel la ngeen di ñëw rek toog rek waa ji daal et puis teg plan ba pare doog leen woo. yow loolu nga ko jàppee rek. ah mais lan moo xew. yow wóor na la ni. xanaa nit ñi dañoo di topp actualité lu xew. mais topp nga actualité mais loolu. Macky Sall balaa leen a woo def déclaration ma ne ñun Macky Sall balaa leen a woo def déclaration def discours. Macky Sall balaa leen a woo loolu di nga ci gis parti démocratique Macky Sall balaa leen a woo. mais dafa naan Ahmed loolu est-ce que di nga ci gis parti démocratique sénégalais loolu doo ci gis mukk parti démocratique sénégalais. parti démocratique sénégalais affaire yii ma def ba pare doog laa woo doo ci gis mukk Ablaye Wade. comment ça. doo kañ nga ko ci gis. mbas mi nag. mais mbas mi déggoo li ma la wax xam nga dafa am cas yoo xamante ne cas particulier la cas particulier xam nga feebar bii nii dal ci ñëpp xalaatu ñëpp a ci gën a baax par exemple tey bu mu commencé Wuhan commencé ba fii ñu toll dégg nga ci kàddu Ablaye Wade. mais pour Ablaye Wade nguuram moom daawul tombé ay. waxuma comme mbas mu mel nii mais ay catastrophe naturelle ay inondation bu metti bi fi amoon 2005 mais est-ce que boobu taxoon na opposition bi ne lii nag moom sa waay vraiment c'est une affaire nationale nañ leen na jàpp au contraire. waaw mais xam nga ñun dañu jot ci mbas mi. au contraire dañu jot ci mbas mi ci période boo xamante ne def na Chine ay ravage fan ndànk rek de. waaw bul jaawale def na Chine ay ravage waaw rey fa ay bakkan yu bari man mi Italie laa dëkk mu dem Italie. man sax ba nit ñi tiitee naan confiné ay 3000 personnes nangam sénégalais dama ni bërët fii dem Italie ñëw ni dara xewul jàmm rek a xew naka ma ni cërëb fii Italie di faatu mel ni ay ginaar nit ñi tiit xam nga par exemple même wax yi dañuy changer selon temps bi selon conditions yi selon li xew
donc jàpp naa ni lanu d'accordoon yëpp tey nga xamante ni même biñu ne waan bu ñu jëlee xale yi président Abdoulaye Wade dafa génn ni amenez nos enfants ici mais ba mu xoolee xam ni lii nii la demee mais dafa ànd ci li nga xamante ne moom la ñu def ñun sax suñuy activité parti ak lépp dañ ko gelé pour éviter problématique suñuy militant ndax ku ne xam na ne Abdoulaye Wade amatul ay militant ay doom la am doom yooyu mu am tamit daf leen bëgg fonk leen ba tax na mu ne bu kenn dem daale ji bu kenn dem fenn foo xamante ni dañ fay xat-xatloo bu kenn buuxante donc loolu aussi xëy na moo waral mu joxe consigne bii mu joxe ne nañu bàyyi nguur gi mu doxal ba feebar bi jóge fi. d'accord parce que ci question humanitaire la quoi. PDS ak ni mu doon opposé woog léegi gis nañ fi ay scandale yu mel nan problème mu kéwél yi ak Abdou Karim Sall. Abdou Karim Kéwél Sall mais est-ce que nga ne Abdou Karim. Kéwél Sall. Abdou Karim Sall nga ne Abdou Karim Kéwél Sall. Abdou Karim Kéwél Sall parce que xam lu tax. lii scandale la boo xamante ne moo raw sax bu Moustapha Cissé Lo. ah bon oui xam nga ñun suñu fóon loo xamante ne ñun amatuñ ko ay espèces rares la il paraît que sax dañ koy may Sénégal pour ñu koy def ci parc yi yow nga ni pour sama bànneexu bopp maanaam man damay tabax sama kër damay def samay fleur damay def samay per dinaa peinture yu rose def ci ay mango def ci ay papaya xam naa def nga ci copine ak ginaar ak ba dayatoo dala nga jële suñuy kéwél di ko ci dugal on est où mais y a de ces gens là de la République dañu fàttaliku ne bërki Dembo Ndiaye c'était pratiquement presque des chômeurs xam nga li ma la wax gis nga bu la République fale jox la ay ndomba tànk jox la gëdd dafa am noo war a taxawoo République bi xanaa du ay caaxaan ci ay mbir cette affaire là doit être tirée au clair ça doit être tiré au clair de du ay foo du ay ree te ñun bàyyeeguñu moom lu mu ko jaral pour mu génn wax moom ñun dinañ ko jaral. moom kat génn na wax moom kat génn na non wax am lu muy wax. moom lan lay wax. non li mu wax dama nañ ma wax ma li mu wax amet amul dara lu mu wax parce que lii fraude la tey ku ko defoon ñu ne la gardien yi nga xamante ni ñoo nekk fii kii ya joxe kecc c'est pas normal amet c'est pas normal ñun damaa yaakaar ne waaw bu doon kéwél li ñuy dem di jàpp ci savane beeg ca forêt ba fële ca àll ba du ko def mais dañoo war a commencer ci ñi doon garder kéwél yi ba ci kaw ku ci takk nañ wax ne kii moo takk ut ba dee dañ koo maye dañ ko wax et puis yow tu gardes notre environnement ngay def affaire yu mel nii mais nee na dafa am sax yu ci dee ñaar ya ca dee laa wax ñaar a ci faatu te la ñu wax ni moo leen ci faatool ça veut dire que ni dañ leen a dankale woon ndax su fekkente ne fañ leen def dañ leen doon moom daal lii daal braconniers yi sax ñoo leen raw braconniers yi sax ñoo leen raw parce que li waral ñu dankale kéwél yi ba kéwél yi benn bi tànk bi mën a damm beneen bi pooj bi mën a damm ñu naan kéwél daa bañ am émotion loolu pour lan la ci dans un Sénégal dans notre Sénégal d'aujourd'hui ba kéwél yi dee président di toppatoo ay ku muy dàq ci parti beeg yooyu te kéwél yi dee kéwél yi dañoo yor bakkan comme ñun loolu la doy na waar lu mu xoolal na ko leer nag lu def na loo xamante ne du ko defaral mais da ko yàqal rek parce que lii moom bëgg sa ndox su bakkan jaru ko ñun amuñu suuf ñoom ay mètre carré kilomètre carré lañ am ci réew mi fu leen neex ñu def ranch ñun amuñu sax mètre bu ñu dëkkee nit ñi amuñu sax mètre bu ñu dëkkee man je patauge dans les eaux de Guinaw Rail Nord keneen la même chose yow yaa ngay ñibbi Géejawaay ca dégg nga maam xanaa léegi lañ la commencé defal sax BRT te xam naa ne boo demee borom Géejawaay tax xam nga fii tam dafa xaw a doy waar daal. léegi présidentielles yi dem na ba jàll waa PDS di dundee yaakaar non day ñëw Karim dina ñëw le grand retour may gis ñoom njànku jaw ak yooyu ñi ngi monté rek ci WhatsApp bi. waaw léegi nag ñi ngi naan local yi encore xëy na ñoom ñoo ca war a toppaat xaw ma kañ lay am. xanaa bi yoon Karim moom Karim honorable lan moo ko bàyyi bitim réew. da nga fay gis ay enjeux yu tax Karim ñëw fii. mais Karim xanaa du sénégalais wala li ñu koy waxal dëgg la moom du sénégalais. pire. fii du dëkkam. nga ne ma da nga fay gis. dama ne xam nga lan la mais li dëkk bi di dund nii rek enjeu la. Ahmed dëkk bi li muy riir enjeu la li ñi fi nekk nga koy lijjanti. fii nii lu xew Mame Diarra Fam génn wax lu xew Tafsir Thioye génn wax lu xew Doudou Wade génn wax. lu xew Mayoro Faye mi porte-parole génn wax. yéen mooy seen. mooy seen candidat. ñun mooy sunu candidat. ñu xañ ko ay élection loolu ngeen wax yéen. waaw mais ba léegi nii moom boo bëggee nekk président de la république bëgg a nekk bitim réew. déggoo ma xanaa dama ne
fii c'est que Karim li ko bàyyi bitim réew yéen waa PDS nguur gi dégg nga leen ñoom Seydou Gueye saa yi bu ñu génnee dañ naan li ko fa ba moo fa bàyyi boppam. ñoom ñoo gën a xam ne bawu fa boppam saa yu ñu ko waxee ñu génn leen bawu fa boppam saa yu ñu ko waxee beneen làmmiñ bu mel ni sama bos génn leen wax boppam yow tu penses que. kon Karim daal dañ ko ñoom nguur gi ñoo ko fa bàyyi. mais ah bien sûr xoolal un candidat du candidat de un prisonnier laa lay wax un prisonnier ou il est bandit ou mu def luñ ko dencee ou deful dara ki deful dara nag il est traité parfois ña ngi ko yóbbu utal ko maanaam ki ñu bëgg a éliminer politiquement toujours dañ koy def ci chambre bu climatisé utal ko télévision utal ko nangam Karim avait les mêmes droits que tous les détenus. waaw mais lu tax mu d'accord dem. mais mën nga dem ñëw bi doon problème mais génn bi. xam nga génn bi itam day am foo xamante ne tey mënoo faa bañee ndax tey Karim su bañoo na dem bañ dem comme na mu bañee woon a dem ca kaso ba ne du ma signé du ma def passeport du ma def leneen mais ñun dañoo am ay kilifa nag am ay kilifa diine am ay kilifa aada am ay kilifa yoo xamante ne suñu kilifa cosaan lañ ñooñu dañuy compter ci suñu vie tey man Ameth am na fu mu doon toll tey sama sëriñ bu ma yaakaarul moo ku dul moom tey ak ëllëg sëriñ Cheikhouna mu sëriñ Abdoulaye Mbacke mu soxna Ndey Sourang ne ma maam Jaara bëggatuma laa gis ca assemblée ba ñëwal di ma baleel ma bàyyi assemblée dem di ko baleel kilifa dafa am ci ñun maanaam ñun suñu sëriñ dafa am ci ñun doole donc loolu moo waral bi nga xamante ni Karim nanguwul yow gis nga ni dégg na nga la sëñ Moustapha la ñu yóbbu keroog ak waa parti bi ñu gënoon a jege Ablaye Wade ñu dem waxtaan ak moom pour mu dem xëy na jàpp ni clause yi mooy dem dellu siwaat ndax mën nga koo bañ a xam ndax dama daan wax toujours naan contrat su ma ko italien joxee dama koy téye 2 heures de temps wala 2 jours sama kër di ko déglu ak di ko lire ndax ci mbind mu sew moomu ñuy xeeb ci mbind mu sew moomu ci la clause ya da nekk te yow xëy na doo ko tal parce que man siisu maan bu mel ni man bu Karim melee di man di gedd boo dee gedd doo tala xool liñ lay jox ndax nii baax na wala baaxul. mais Macky Sall benn instant demuñu woon ba toll ci demal wuy ji sa bàyyi ngeen toog waxtaan ndax fi réew mi toll waxtaan léegi mais daa bañ. tagewul ci Ablaye Wade de. non dama ne moom Macky Sall laa la wax. waaw bi mu ci tolloo jàppanteeg bàyyam. waaw comme ni ngeen koy wooyee fii 2008 ba 2012. waaw est-ce que amul woon ay kilifa diineeg yooyu yu ci doon dox pour mu dem toog ak bàyyam ak yooyu mais mu jàppee ne moom dafa xam li mu bëgg ak fi mu jëm. waaw mais tu penses que Karim aussi xamul parce que dinaa tontu ci loolu xam naa foofu nga jëm Karim aussi xamul li mu bëgg ak fi mu jëm yow yaakaar nga ni aussi les mêmes conditions n'ont pas été posées à Karim Wade mu bañ yow yaa xalaat nga ni wax nañ dëgg bu ñu la naan Karim moo fa bàyyi boppam mais parce que tout simplement Karim bu fa bàyyee boppam aussi lu gën a lu leer naññ lu setal deram ci lu leer la bëgg deful mu mën a ñëw Sénégal toog jàpp njàmburam te du am risque kii ni ko yaa ñëw sénégalais yi amel nga leen dërëm wala amel nga leen tànk parce que bañ koy génne bañ koy dugal ca kaso ba tàgguwuñu Ablaye Wade tàgguwuñ la biñ ko fay génne aussi man bis biñ koy génne maa ngi Versailles toog ci tànku Ablaye Wade ànd ak waa fédération PDS Italie bis boobu ñuy génne Karim weeru koor boobu mais man avant may génn foofu xamoon naa ni Ablaye parce que Ablaye Wade il signe rien jooju sama kanam la ko Ablaye Wade wax il va rien signer il signe rien parce que deful dara yéen ñi ko fa dugaloon bu ngeen ko génnee génne leen ko ci bunt wala ci parenthèse donc ça veut dire que ni ñoom ñoo amoon volonté ak désir am ngeen yaakaar ne dina ñëwaat moom. waaye itam da nga defee ni mag day fecc yàlla naa dee nun bu nu amul woon Ahmed Aïdara yaakaar ñu Karim dina ñëw da nga defee ni nañ toog fii di xool ñu dem toog rek laf suñuy kook dem bañ a politique. yéen réponse yi rek de leader libéraux yi fi toog nii yëpp jàkkaarloog man yëpp avant présidentielle yi. lii rek nga ma doon tontu ba mu jàll. lépp député waaw mais dañ la ni xam nga maanaam. dina ñëw am na yaakaar dina ñëw am na yaakaar. ma ne xeex yi ñoo bari xeex yi nii wuute. d'accord léegi may ma quelque temps rek. waaw di nga xam ndax nit ñi dinañ réclamer le retour exigé et par force de Karim Wade. wala déet yéen seen parti bi nit ñaa ngi dem. nga ñoo dem suqali soppi sax foofu na fi judd ñoom Omar Sarr sax créé nañ parti. ah bon. seen numéro 2. ah bon. ak ñoom maître Sall. ñi nekkoon seen i porte parole. ah oui ñoom Babacar Gueye non. yaa xanaa seetaanoo Ablaye Wade lu mu wax bërki démb rek dafa ni le PDS. waaw c'est un parti boo xamante ni boo ko ñamee foo mën a dem doo fa mën a toog fii rek ngay mën a nekk. le parti reste intact. ñi dem kat bari nañ te ñëwuñu. déggoo li ma ne dama ne li parti reste intact koo fi gisoon mu dem rek. actuellement mi ngi yër lu bërki démb rek la am ku ma woo naan ma mais yow de honorable war ngaa wax. parce que ñi demoon suñu koñ ñëpp ñi ngi jéem a dellu si waat di wax ñun ñu fi nekkoon nag fi mu ne léegi ñu puus ñu
ñu toog ñu ne leen toog leen rek serrer les rangs. Maam Diarra Fam yow sax boo ne woon boo ñëwaatoon doo dellu si. non man c'est vrai que yow li nga def ci parti bi man musuma dem maa ngi ma léegi Maam Diarra Fam candidat la ci local yi wala ginnaaw raay. incha allahu rabbi. ah bon ca ba muy moom. mais local yi moom kenn xamul kañ la. ah mais lu mu ko pousse rek ñu gën a liggéey. lu mu ko pousse ñi fi nekk gën a def ay erreur et puis dadul yoon sax dadul yoon 5 ans. dafa bari. nga yokk 1 an doy na mais boo ci bëggee yokkaat yeneen day métti y a des communes ko yoo xamante ne 5 ans la ñu yore seen xaalis tey yore seen budget di ko lijjantee ñi ngi doog a commencé def programme. pour nax nit ñi. pour nax nit ñi ñenn ñaa ngi naan dañuy gas ay rigole xam nga ñenn ñaa ngi naan dañuy tabax ay supermarché ñenn ñaa ngi naan dañuy xam nga comme jàppal rek xam nga li ma xam nga ci am nga ci ay maire xam nga li ñuy def actuellement la ñuy commencé jéem a def pour lu ñu leen voté mais tu penses que sénégalais yi dañoo dof. dofuñu léegi 30 secondes sénégalais yi ci biir dëkk yi dofuñu. sénégalais yi càng noonu bitim réew moom yow en tant que député diaspora. bon man moom defe naa ni saabu du fóot boppam. saabu du fóot boppam man maa ngi sant yàlla bi ma waa Italie indee fii ma ànd ak ñoom ci àndin bu rafet. tey day boo woowoon ñi fi tagoon nekk fii di le collectif bi nga xamante ne ñoo fi nekkoon jóge Italie amul kenn ku la ciy wax ni la Mame Diarra Fam de sunu député la mais doxul ci li nga xamante ne moo ñu metti la ma ca war a def yépp def naa ko ca. te ci santaale aussi ñi nga xamante ni ba fii ma toog di wax ak yow ñoo ñu jàppale ndax ñun kat député lañ yoruñu nguur mais gis nañ ni le ministre Amadou Ba à un moment jàpp nañ ci. am naa fi problème samay immigré ñu wàññi leen aéroport le ministre Aly Ngouille Ndiaye intervenir na ci jàpp na ci ba fi mu mujj nag mooy ki nga xamante ne mooy président Macky Sall jàpp na ci ba yëkkati benn somme ne muy li ñu kaasoon ci ñi fi toog nekk Italie. nañu leen jox ku ci nekk ci aide bi. bien vrai que aide bi tasaaroowul mais ku ci nekk nag soo jéemee def. ci sa côté dina baax. ñooñu nekk Maroc nag maa ngi leen di masawu. yóbbante naa ba tàyyi seen problématique le député concerné mais wax dëgg yàlla man bëgg naa nekk député ñëpp mais day am foo xamante ni aussi damay bañ mu am. waaw conflit. te moo tax yenn saa yi du ma bëgg a xuus ci yu mel noonu. ba dugg ci domaine jàmbur mais maa ngi leen di masawu di leen di ànd ak ñoom métti. kon honorable ñu ngi lay sant di la gërëm. Ahmed maa ngi sant di gërëm. 30 minutes chrono la woon. yàggul mais yaakaar naa ni jiwuma ci li ma fi wax. maa ngi sant Sénégal yépp Ahmed di sant le président Abdoulaye Wade bu baax a baax di ko ñaanal gudd fan di ko ñaanal wér. amiin di ko ñaanal yàgg Ahmed sa maam jooju. sàq Fatma Demba nga xamante ni dafa am yéene am yërmande di ko wax tamit moom président namm nañ ko confinement bi téye na ko bien vrai que téléphone yaa ngi fi email yaa ngi fi waaye nag dañoo bëgg a ñëw toog gisaat ko mu jàngalaat ñu ndax ci diggante bi réer nañu di sant bu baax le président Bougane Gueye Dany di sama càmmiñu bopp Ahmed waaw Bougane Gueye Dany maam góor maa ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm di nuyu sama waa Sen TV yépp nag. d'accord di nuyu Baba Diaw. waaw le grand caméraman le caméraman. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la sant yow doomu Ablaye Wade nga ndax suma doom nga ndax Ndeye Khady ñu ngi sama doom la. moom lu am la donc maa ngi lay gërëm bu baax. damaa tëju nag ñëpp xam nañ ko mais damaa nekk sama bureau nga fekk ma fi. jeex na bett ma ak say caméra. kontaan nañu jërëjëf mu nekkoon seen émission seen jotaay tey nañu ko doon seq ak honorable député Mame Diarra Fam bu parti démocratique sénégalais bu président Abdoulaye Wade di leen jox kon dig daje ci beneen numéro incha allah.